tout d'abord dañuy nuyu waa Sénégal ñëpp di masawu ci li nga xamante ni tey moo dal àdduna mu nekk benn situation boo xamante ni ñëpp dañ ci war a bàyyi xel ndaxte loo xamante ni dafa lëmbee àdduna muy feebar bi ñuy wax coronavirus ñëw dal sunu kaw donc je pense que dañ ko war a jël ak philosophie dañ ko war a jël avec beaucoup d'attention mais avant boobu dañuy saluer les mesures fortes yi nga xamante ni le gouvernement du Sénégal jël na ko pour mën a sensibiliser la population sénégalaise pour ñu war a mën a jël seeni matuwaay ndax ñu mën a xeex li nga xamante ni moo dal suñu kaw muy feebar bi donc gis nañu le président de la République président Macky Sall jël na ay mesures yoo xamante ni tey ñëpp ñu ngi koy saluer di ko rafetlu et je pense que ni mesures yooyu bu ko jëlee da koo jël ngir aar bi nga xamante ni moom la ko yàlla dénk mu war a aar sénégalais yi aar askan wi donc je pense que responsabilité la moom mu jël mesures yooyu mais aussi responsabilité la ci ñun ñëpp donc tey je pense que ñun ñëpp dañ ci war a mele jàppale ko ci mission boobu ndax lii ñëw dal suñu kaw ñu mën ko xeex di masawu d'abord ñi nga xamante ni ay sénégalais lañ mu dal leen mu ngi ni masawu di leen ñaanal yàlla lii yàlla na fi gaaw jóge ba ñoom ñëpp ñu ànd wér mais aussi comme affaire bi dafa laal àdduna bi yëpp di masawu dëkk yi nga xamante ni ñoom la dal di wax ni rek ñun de suñu conviction ak suñu gëm-gëm mooy taxaw ngir sensibiliser askan wi ñu mën a xam ni feebar bi réalité la d'abord parce que dégg nañ fii ay wax yu nekk mais xam nañ ni lii du mbiru kenn mbiru ñëpp la donc ku si nekk da say war a jàpp sensibiliser nit ñi xam ni kat lii dal suñu kaw ku si nekk war na si mën a jouer rôle am moo tax ñun en tant que leader d'opinion nekk acteur politique donc xaaruñu ci kenn donc moo tax jóg nañ d'abord aar suñu bopp aar suñu njaboot mais aussi jàpp ci aar askan wi te aar askan wi mooy sensibiliser leen parce que tey am na ay nit ñoo xamante ni comprendre ñu xamuñu luy feebar bi moo tax kat bi mbir mi xewee jóg nañ wut suñuy moyens de prévention wut ay produits détergents ay madar ay kotol ay antiseptique yoo xamante ni tey wut nañ ko ci quantité bu takku ngir mën a dugg ci kër yi dugg ci jàkka yi dugg ci daara yi pour mën leen ko jox mais aussi day dugg ci cadre sensibiliser leen ñu mën a xam ni feebar bi kat dañoo ko war a xam ni ñu koy wattoo donc daal moo tax ñun ñu jóg vraiment indi suñu partition parce que événement bu ñëw rek gis ngeen le mouvement Siggi jot na li mu ci taxawee parce que ñun askan wi mooy suñu priorité préoccupation des populations moo ñu ñor donc bu ñu gisee tey lii ñëw dal suñu kaw di affaire bu metti di affaire boo xamante ni tey dafa fa tiital ñëpp donc ñun li ñu war rek mooy indi ci suñu doole parce que état bi aussi ñun ñoo leen war a taxawu ci goxaan yi parce que tey bu ñuy wax aide je pense que ni ku ci nekk war na ci mën a jëf te jëf bi bu njëkk bi mooy gëm ni feebar bi am na mais aussi dem di sensibiliser nit ñi pour les mesures yi nga xamante ni état bi jël na ko mais aussi sunu médecins yi jël nañu ko ñu mën ko appliquer donc di profiter ci occasion bi aussi di féliciter sunu médecins yi nga xamante ni nekk nañ fii ci réew mi di ay médecins yu jàmbaare donc tey ñun ñoom la ñuy jox nopp donc tey je pense que orientation bu ñu jox pour ñu jël ay mesures de prévention pour que feebar bi ba ñoo dal donc je pense que tey askan bi yëpp war nañ ko dégg donc man ak samay équipe
ñu ngi ci terrain bi di dox lool di sensibiliser nit ñi pour que ñu moytu yenn contact yi d'abord mooy nuyoo bi joxe loxo mais aussi jël ay mesures d'hygiène yoo xamante ni dafa am solo moo tax ñun ces mesures. tey Sénégal dafa xaw a sàggane loolu tuuti. voilà comme ni nga ko xamee nit ñi aussi boo leen di sensibiliser da nga leen di yóbbul ay jumtukaay yoo xamante ni dinañ ko mën a appliquer. moo tax ñun bi ñu demee di leen sensibiliser dañ leen yóbbul ay produits ne leen kat lii ngeen war a jëfandikoo bu ngeen bëggee ànd ak cet comme ni nga ko waxee ñun dañoo xaw wu négliger te wàllum cet te tey feebar bii ñi seen xam-xam màcc ci santé wax nañ ñu li koy gën a indi mooy wàllum saleté donc je pense que ni tey occasion la pour ma lancer un appel à toute la population sénégalaise particulièrement waa Thiès ñi nga xamante ni tey man lépp lu may def rek Thiès moom moo tax ma koy def parce que dama leen a fonk dama leen a gëm Thiès laa gëm donc di leen wax ni mesure d'hygiène yi ñu leen jox dañ ko appliquer parce que bu ñu ko appliquer seen bopp la ñuy aar seen njaboot la ñuy aar mais aussi réew mi la ñuy aar donc daal je pense que ni tey loolu mooy question essentielle bi nga xamante ni tey ñëpp war nañ ci bàyyi xel suñu kilifa diine yi suñu kilifa aada yi donc ñi nekk ci gox yi ak ci gox-goxaan yi je pense que ni tey ñëpp a war a taxaw nekk ko benn bloc et maa ngi rafetlu aussi autorités yëpp li ñu mu nangoo topp ci gannaaw son excellence le président Macky Sall. dañu nekk ci benn question essentielle mooy responsabilité de citoyenneté moo jóg parce que tey amul parparloo donc tey c'est le Sénégal tous unis ñoom ñoo war a taxaw def un bloc autour du président de la République ndaxte te moom moo lancé appel bi et maa ngi saluer autorité yëpp ñëpp ñi nga xamante ni muy autorité politique muy autorité religieuse coutumier ñëpp ñoo xamante ni rek tey am nañ baat ay porteurs de voix lañ ay mbooloo topp na seen gannaaw tey vraiment ñoom ñëpp booloo nañ ànd ci li nga xamante ni le président Macky Sall joxe na ay directives pour ñu mën ko pour ñu mën a vaincre ensemble lii nga xamante ni mooy feebar bii ñëw dal suñu kaw te xam ni mënuñu ko def que ñu booloo ñu nekk benn. donc tey bu ñu amee suñuy sëriñ ñi nga xamante ni tey ñoom la fi yàlla teg nit ñi yaakaar ci ñoom donc lii rek lañ doon xaar ci ñoom bu genre événement yi ñëwee ñu xam ni kat événement yi c'est pas la première fois mu am fi même temps suñu prophète sallallahu alayhi wa sallam amoon na fi donc ñoom je pense que ni orientation ya nga xamante ni moom la suñu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu joxe woon ñoom yooyu la ñu appliqué ne kat genre feebar yi su amee ne nit ñi toog seen kër nit ñi feebar bi fa mu dal bu kenn génn bu kenn dugg donc tey je pense que ni ñoom loolu lañ doon xaar ci ñoom te def nañ ko parce que ñoom lii ñu def seen bopp lañ ko defal mais aussi le président Macky Sall lañ ko defal dina gën a yombal liggéey bi nga xamante ni tey président Macky Sall teg na ko ci le ministère de la santé ak médecins yi nga xamante ni ñoo fi nekk yépp di def liggéey bu am solo mais aussi liggéey boobu ñun sénégalais ñu leen ci war a ñoo leen ci war a accompagner bàyyi yenn rassemblement yi donc moo tax ñuy sant bu baax surtout kilifa diine yi nga xamante ni tey ay événement yu am solo yoo xamante ni ñoom waroon na yegg ci seen kanam mais reporté leen yépp ndax ñu àndandoo booloo pour vaincre cette pandémie là bi nga xamante ni tey moo nekk ci suñu kanam nekk loo xamante ni tey sur le plan mondial ñëpp xam nañ impact yi nga xamante ni dina ko def ci monde entier donc bu ñëpp nag booloo nekk benn xeex ko
je pense que ni yàlla mën nañu defal jàmm ba feebar bi mën a dem. jërëjëf président tey du ñu waxtaanee politique dama lay bàyyi nga wax kàddu gu mujj gi. waaw xanaa di leen sant bu baax yéen ñi ñu dalal seen micro ñu mën a taxaw wax ci question essentielle bi nga xamante ni tey moom rek la ñu war a waxtaane donc je pense que tey adduna bi yëpp foo jàpp nañ la ñuy def ba éradiquer cette pandémie di le coronavirus. donc tey je pense que ni di gën a rek ñaaxaat suñu mbokk yi surtout suñu mbokk sénégalais yi di nga xamante ni kat des fois du ñu am information bu baax wala du ñu xam di leen ñaan surtout nag man su may adressé damay wax waa Thiès parce que Thiès laa xam Thiès laa bokk te lépp lu ma am Thiès laa koy jëmale. bien vrai que amaguñ fa cas mais aussi waa Thiès nañu gën a jël seeni disposition taxaw respecter des directives yi nga xamante ni jox leen ko pour ñu bañ a am feebar bi ndax feebar bi kat il faut que ñu xam ni lu garaaw la loo xamante ni du bàyyi mag du bàyyi xale du bàyyi kenn li koy faat rek mooy set donc di ñaan nit ñi ñu gën a ànd ak set moytu ci joxe loxo yi moytu def ay yoo xamante ni mën na indi feebar bi donc mais aussi di ñaan rek si yàlla mi nga xamante ni moo ko fi indi yàlla na fi feebar bi gaaw jóge di gën a sàkku suñu kilifa diine yi aussi ñu def ñaan bu baax mais aussi li naan ndimbal na sa fekk loxol borom ñun nañu jàppale suñu bopp xam ni am nañ ay ñu am xam-xam yu fi nekk di ay médecins yoo xamante ni am nañ xam-xam lool ñu ngi siy liggéey avec le ministère de la santé ñooñu aussi nañ leen di déglu di ñu ñuy jox ay orientation di ñu jox ay directives yoo xamante ni moom la ñu war a appliquer di leen sant bu baax di leen remercier vraiment si teewaay bi ngeen teew fii suñu jërëjëf.